juróom-ñaari waxtu yu toftal fanweeri simili sënkam ci télévision Futur Média mbokk yi dalee nag jàmm ci les jotaayu xibaar li ci gën a fës dina bokk ci waxtu sënkam yi des ngir rek ñu daal di daaneel marché bu Sandaga suñu ay ndaw demoon rek xool ana nan la commerçant yooyu nag di wàcc seen ak dem bokk na ci li ñuy ñaawlu di doxalinuk préfet bu Ndakaaru ñoom commerçant yel nag di yëglu tey rek xamle téeméer boo jël ñeent fukki commerçant yi képp dong ñoom ñoo ci am ay cantine fa nga xam ne moom moo di ca champ de course mbokk yi benn fan ginnaaw bésub tabaski nag mu mel ni xar yi des lool ci loxo yi ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di teefanke yi ñenn ci ñoom sax nag mu mel ni li nga xam ne moom la ñu desee moom moo ëpp li ñu jaay lu ni mel nag ginnaaw ab taxaw seetlu ci gox-goxaan yi nga xam ne ñoom ñoo nekk fii ci réew bu Sénégal lépp la ca diwaan bu Kaffrine moom ñi nga xam ne ñoom ñoo di teefanke yi nag di yëglu di sàkku rek ci gouvernement bu Sénégal mu dikk ak ñoom ci ay ndimbal ngir rek ñu mën a fay bor yi nga xam ne jot nañ koo lepp ci yenn ci ay banque Reine Marie Faye journaliste ba woon nag nga xam ne daal dinay dëddu ni ki démb daal nañ koy jébbal boromam ca sëkk yu wakkaam yenn ci ay kàddu nag daal nañ koy yëkkati ngir rek daal di jëmale ci nga xam ne rek taskatu xibaar la woon li ñu xam ne bokk na ci rek ku fonkoon liggéeyam la woon ku baaxoon la ak yeneen yoo xamante ni mbokk yi daan ci ñëw ci yile jotaay yu xibaar neskis ma dikk ñu yaatal ko. jërë ngeen jëf mbokku téléspectateur yu télévision Futur Média ñu nuyuwaat leen ci gën gi nuyu xibaar yi nañ ko junjee woon ca bopp ba noonee la ñu koy dooree mu mel ni nag ay waxtu sënkam moom moo des ngir rek ñu daaneel marché bu Sandaga suñuy ndaw dem fa xool ananan la commerçant yooyee nag di waajee bokk na ci lu ñu wax di ñu ñaawlu bu baax a baax doxalinu ki nga xam ne moom moo di préfet bu Ndakaaru leneen itam loo xamante ni commerçant yooyee nag jot nañ ko wax téeméer boo jël nag ñeent fukki ñoom ñoo ci am ay cantine fa nga xam ne rek moom moo di ca champ de course ñu teelu reportage bu Fatima Touré ak Younous Diatta. boo xoolee xar kanamam naqar rek nga ciy gis moom xale bu góor bi nekk sax jaaykat ca marché Sandaga marché boobee nga xam ne dañ ko war a toj niki suba wante nag moom nee na noppi na daal di ñàkk ay millions li ko waral mooy. non man waaju ma parce que nan laay waajee parce que boo xoolee ñoom nee nañ jox nañ ñëpp place man kenn woowuma kenn joxuma caabi te samay bagage a ngi ni maa ngi nii doo ko wàcc boo ko wàccee fan laa koy yóbbu. donc tey jii pare nga sa pour sa ay millions yàqu ndax bëggoo fi jóge. loolu garaawut ragaluma loolu ndax parce que ba may ñëw indaaluma xaalis dama ñëw ñafante ambulant ba am ko ñëw teg bu fekkee nag ñoom bëgg nañ ñoo toxal woowuñu ñu joxuñu caabi man du may gàddu samay bagage dem du ko jàll sama kër. naka noonu ñu taseeg ñeneen ñu nga xam ne ay commerçant lañu ñoom nag ñaawlu bu baax anam bi nga xam ne moom lañ leen fay jëlee. bu fekkente ne li fi nekk day 500 200 sax joxagul leen place ñeneen ñëpp fi mu toll nii ku ci gën say bagage ci mbed mi ngi koy juug wala nga jéem a luye ji dépôt. donc da nga bëgg a wax ni ñi fi génne ñëpp amaguñ place bu ñu nekk. ñi ci ëpp amuñu place amuñu fu ñu dugal seen bagage. fi mu ne place yi ñu tey yëpp ñii ngi Tamba ñii ngi Kolda ñii ngi fu ne bàyyi seen bagage ñi ngi ci biir. Tabaski tey ginnaaw suba nga war a bàyyi sa lépp ñëw di ko def mënoo ko def ñetti fan wala dañ ko yàqal sa bopp yëvoo nag ñu bàyyi leen ñoom yàqal ñu ko. Aline Badara Samb laay waxal moom moo ñu war dañeen moment yi dañoo waxoon ne bala nga ñëw tijji waxtaan da ngeen di nangu dara pour wane ne bëgg ngeen a dem ñun nangu dem sans recours seete ko ñun nangu def licenciement yi moom defee licenciement yi la tëj waxtaan bi. bu dee nag ñoom ñi le lànk nañu ne dañuy bàyyi seen bagage foofee ñi nag ñoom amatuñu pexe dinañu dem ci fa nga xam ni fa lañ leen yóbbu. place bi nu mu toll moo ëpp fukki junni yoon place yi la ñu le benn instant fii moom amul dara loo xam ne moo koy gën mais nag sant yàlla rek yàlla baax na. ba tax ñu préparé ko te lendemain tabaski bi ñëw xëy si ba tey génne bagage yi quoi. fi ñu jox rek sànni ko su en attendant. ñu daal di teg benn dispositif sécuritaire ay policiers daal di taxaw ngir rek daal di waajal li nga xam ne moo di toj bi loolee nag ngir rek daal di artu ñi nga xam ne ñoo di commerçant yi lee. jërëjëf Fatima Touré mbokk yi itam bokk na ci li nga xam ne rek maa ngi leen ko doon junju sànq di xar yi nga xam ne ñoom ñoo des ci loxo yi te fanke yi nag ñoom éleveurs yooyu nag daal dinañuy wax lan lañ jort na rek moom moo waral lu ni mel di bas mi nga xam ne moom moo daan suñu kaw boobaak léegi ñu teelu reportage bu Aminata Mbaxe Sow ak Youssou Baro. ci waxtu yi tabaski nañu daanaka ba pare waaye ci bërëb bi lee nga xam ni dañ fi doon jaaye ay xar mën nga fi seen ba léegi yu des
lii nag di firndeel ni am na ñoo xam ni ren seen xar daa lamb. xar yi bare na lu des di bare na yu toll na ay 200 xar jaay nañu xaaj bu des bi dañ koy delluwaat suñu kër. metti na lool parce que lijjanti nañu xaalis DER jàppale nañu bu baax jox ñu xaalis mais nag échec nañ. yu bëri si ñoom dañoo jóge fu sore ngir ñëw Ndakaaru mën fee jaay seen marchandise. daaw dañoo amoon problème manque a xar léegi nag xam nga daaw xar bi dafa kiifoon nit yi mënuñ ko indi fii looloo tax ñu manqué woon léegi nag ñoom ñëpp indi nañu xaram loolu rek mooy problème bi. wax dëgg yàlla su ma nekkoon gox ba ma dëkk xëy na lii dal ma sax du mettee nii waaw ndax fii xaw ma fi kenn Liberté 6 xaw ma fi kenn ku may tegtal sax xaw ma fi ma lay tegtal jàmm gën laa xam fa laa investiroon fa laa tegoon samay xar. lenn moo leen desee mooy jëlaat njur bi delloowaat ko fuñ ko jëlee te loolee day laajte yeneen dépense. def nañ ko peinture sax dañ ko yóbbuwaat léegi ni dañu jël ot ay 310 xar ngeen yóbbu. ala xaalis waaw li ñu jël xabiyon ñu delluwaat ko suñu dëkk. ndaxam crise sanitaire bi nga xam ni moo juddu ci pandémie Covid-19 moo waral xar yi lee lamb wala sénégalais dañu am beneen doxalin bu yees bu ñuy jël léegi balaa tabaski lu mu ci mën a doon fii ci rond-point Liberté 6 ay xar yoo xam ni ñu ngi fa des lenn rek li ñuy xaar ku leen wax ñaata la. Aminata Mbaare Sow li wokk jaaykat yu xar yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci Ndakaaru moom moo xur yi ñi nga xam ne itam ñoom ñoo nekk ci yeneen gox yi ku fi mel ni Kaffrine nag yooyu la jaaykat ñu sàkk ci gouvernement bu Sénégal mu dikk ak ñoom ci ay ndimbal ngir rek ñu mën a fay yenn ci ay bor yoo xamante ni ñu ngi ko leboon banque ngir amal li nga xam ne moom moo di seen ak opération tabaski ñu teelu reportage bu Omar Ndiaye ak Boubacar Fall boobu. ay xar yu lamb moo fees dell ci daralu Kaffrine yi moo tax jamono ji jaaykatu xar yi nekk ci jaaxle gu mat sëkk. jaruñ fenn ñun Kaffrine waaye ñu jokkoo fu daral ne fu mën a ne woote nañ foofu ñu jokkoo ñoom kenn dañu taxaw rek di compte dañu lamb torop nu ñu lambee ren mosuñu lambee ni ci Sénégal. ah man kay lamb bi def ñu jaakaar ndax moom. laata tabaski ñëw xar yi doon jar juróom fukki junni léegi jamono ji gannaaw tabaski ñi ngi jar ñaar fukki junni ak juróom jëm suuf. dañu woon jar 200 000 150 250 ñu ngi woon jar loolu. fi mu nekk nii kay kenn bëggatut parce que 150 125 à peu près waaw 125 130 daal 150 daal. buñ tawtee taw bu bëri baa ko ci kër yi parce que da nga leen yafaloon pour nga jaay boo leen nar a waate dugal ci àll bi encore dañu sonn rek. ñoom éleveurs yi ñu bëri dañoo leboon ay xar ñenn ñi defoon ay dëbb-dëbbal ci yenn borom barke yi ñu lebal leen xar waaye jamono ji de buñ tëddee duñ nelaw. barke yàlla lu nekk fi ren ci yàqu ay kar lu ci yàqu ci kar lu ci yàqu ci alal kenn mënu la ko kenn ku ne mu ngi jooy dégg nga kii mën a jaay perte 500000 kii perte. kim kam ku indoon ñaari téeméer kar ñetti téeméer kar mënoo ci jaay fukki kar da am ñu lépp ci banque yi am ñu lépp sax ci kar yi am yow bari am kar ma ñëw si leb la sa kar yi mu somalee mënul jaay fu ma lay fayee ñu leboon ci banque yi fu ñuy fayee amuñu fu ñu mën a fayee ndax kar yi jaruñ benn jaru. fi mu ne nii nag ñoom ñu ngi ne ngéej wanteer xar yi des seen loxo waaye gisuñu kenn ba tax na jamono ji ñi ngi sàkku ci banque yi nga xam ne ñu leen jotoon lebal xaalis ñu may leen délai. koy wanteer boo laan wanteer kan gis kuy wakaal ci banque yi ñu dimbil éleveurs yi ndax ñu wakante ak ñoom am lu ñu leen may am lu ñu leen dimbile ba ñu mën a toog ci Sénégal su woon dinañu dow de duñu dinañ dow génn réew mi. Ndiaye ginnaaw Kaffrine ca diwaan bu Sikicoor itam lu ni mel la ñu fa nemmeeku ba tax itam inspecteur de l'élevage nag daal di tiré ab bilan ci tabaski bu atum 2020 dañu teewlu ay kàddoom Boubacar Diassi ak Lamine Mandiang ñoom ñoo ko tataan. li ñu soxla woon am nañ ko te gis nañ ni xar yi des na parce que daaw li ñu am ren moo ëpp vraiment fuuf li ñu amoon daaw voilà 23000 xar lañu yaakaaroon te vraiment am nañ ko parce que te xar yi des na lu du fi des ëpp na 3000 tuuti voilà. loolu wane na ni vraiment que région de Ziguinchor ren opération bi ça s'est bien passé que opérateurs yi nekk Ziguinchor ak seen xarit yu jógee Tambacounda particulièrement parce que je rappelle que Tambacounda moo ñu approvisionné li ñu mën a wax mooy Ziguinchor xar yi gars yi jënd nañ ko bu baax a baax
consommation bi am na ñu bëri ñi nga xamante ne indi leen seen xar dañ ko jeexal complètement ñu ñibbi avant la tabaski loolu wane na ni Ziguinchor nekk na région bu nga xamante ne c'est une région bu dynamique en termes d'élevage tey am nañu yaakaar que nit ñi tam dañuy ñëw jënd reliquats yi pour ñu élever leen sa année prochaine loolu yëpp dañ koy retranché dans au niveau du global tey am tabaski bu année prochaine day gën a baax voilà prix yi dañuy varié woon entre globalement prix bu ñu gën a pratiqué 110 115 000 mais prix dañu doon varié à 55 000 à 1 200 000 li ñu mën a wax mooy le comité régional vraiment taxaw na bu baax a baax comité régional bi mooy composé de la police composé de Sen'Eau composé de service d'hygiène composé de la collectivité territoriale la commune de Ziguinchor de Bignona et Oussouye parce que je rappelle que 3 départements amoon nañu point de vente l'ensemble de ces acteurs là vraiment taxaw nañu thème pour que tabaski bi am dans de très bon. mbokk yi ginnaaw lambale bi nga xam ne rek jaaykatu xar yi nag daal nañ koy lambale teewul itam ñu daal di tiire ab bilan ci tabaski bu atum ren nan lañ doxalee ba mën a jaay li nga xam ne moom moo di seen ab xar nag ana nan lañ doon toogee ci li nga xam ne moom moo di daral yi loolu lépp di ngeen ko gis ci reportage bi nga xam ne daan lañ ko digtal waaye itam bokk na ci lu ñu wax lu gën a fës moom moo di càcckat yi nag doon na loo xamante ni nag sonal nañ leen loolu ñu teelu reportage bu ma na Njaay ak itam Younous Diatta. ci béréb bi ñu fekk fii ay xar yuy dul jeex ñuy waaj a dem ñibbi seen dëkk Linguère bu fekkee dañoo xayma atum ren tabaski nu mu mel ci ñoom ñu ne duñ ko gaaw fàtte. léegi jël benn xar rek daw romb nii du tey loolu dafa yàgg quoi loolu dépp barki dem bu tey gars yi ñu koy def dafa metti jaay xar ba pare gars yi ñëw di ko jël ak yéen loolu rafetul quoi. sàccal na xar kii sàccal na ko ñaari xar léegi benn xar jënd nañ ko fii dafa metti quoi. bu weesoo crise bi nga xam ni ñu ngi koy wax ak yeneen dépense ñoom jaaykat yi bu ñu sañoon kaaraange gi dañ koy gën a yokku ndax kat lu ci bari dañ leen sàcc te kat ci bëccëgu dara kàmm lay amee. soo doon repasse jaay dama jaay repasse. dama jënd repasse nga xam tamit on ay jóg. yaa am na ñaar kar. ñaar. yow bu mag yow 150 000 wallahi. Coggar Bale. moo tax jàppoon léegi xar nga demoon nii la am naa moto nga jaaroon fii nga sàcc nga dem bu taxaw tànk bi mun nga def ni jàppoon kar nga dem ay taski yi mun nga taxawoon foofu boo ma gisee nii rek jàppal nga dem. bu ñu sañoon béréb yi nga xam ni dañ leen koy jox at bu ne ñu gën a yokku kaaraange gi ba nga xam ni dinañu jaay ànd ak xel bu dal. gouvernement bi nga def sécurité bu baax béykat bi cib sécurité taxaw béykat bi jeex wala du jeex ñu baat ñu def sécurité ñu garder kat yi. nit yi bu yaatu nga def ay base bu bari ñu toog foofu nga indi ripaas bu bari nga def prix bu yomboo nga def ci indi ngooñ ak yooyu ak ndog nga def ci kam ndog bi dafa bari jafe-jafe. bu fekkee am na ñoo xam ne ñibbi nañu. am nañu des li ñu bëgg rek mooy fan yii di ñëw lii des ci seen loxo ñu mën cee jaay lu baree bari. jërëjëf Maimouna Ndiaye cant ak ngërëm ñeel na la ginnaaw xar yi itam dañuy wax ci leneen fanweeri junni doomi aadama yoo xamante ni daal nañ leen di jébbal li nga xam ne rek moom moo di ay jiwu nag ca diwaan bu Mbirkilaan ki def lu ni mel di jiit bu bokk moomeel ba moom Mohamed Ka dañuy teewlu ay kàddoom Oumar Ndiaye moom moo ko taataan. ñun ay opérateur lañ fi la ñuy jëndee gerte at bu nekk yàlla dogal suñu jëndee gerte yóbbu ci usines yi li des ñu def ko semence jox ko état bi léegi nag ci loolu la ñu xool xalaat ne dañoo war di jàppale baykat yi nga xam ne ñoom la ñu dëkkal ci gunge leen ci jiwu nañ lañ leen di gunge mooy dañuy jël ci suñu moyen bopp denc ko ba heure bi jot ñu woo leen lebal leen ko ñu dem bàyyi ko bu nawet wàccee ñu fay ñu ñoom i tamit suñu paree jaayaat ñu ñuy déwal bitiku jaaywaat usine yi. waaw jàpp naa ne ren li ñu jot a dajalee gum ci kemb moom la ñuy wax décortiquage googu am nañ ci 65 tonnes yoo xam ne pare nañu pour jox ko baykat yi bés ni ki tey. war na nekk 1450 personnes yoo xam ne ñoo koy séddoo parce que nanguñu jox baykat bi lu bari kenn ku ne 50 kilos lañ koy jox wala 100 kilos ndax bu déwénee mu war ko mën a delloosi. niñ leen gungee ci jiwu gerte gi noonu lañ leen di gungee ci engrais.
mbokki gerte googu nag ngeen doon gis ci boobule élément mu mel ni nag la ñu koy jaayee ca luuma ba nga xam ne moom moo nekk ca diwaan bu Sédhiou nag ñenn ci ay waji jëfandikoo yi nag xam ne rek ne dafa rek daal di cher ndax boo xoolee benn kilo ba ñu ngi koy jaayee téeméer ak fanweer ak juróom jàpp rek téeméer ak juróom fukk ba tax itam ñuy rek yëglu ñoom ci seen bopp ñu teelu reportage bu Bakary Konté ak Xaali Jàmme. fii ci diwaanu Sédhiou ay producteurs ñi ngi wane seen nakar loolu nag bu ñuy gisee ni ñi ngi jaayee semence yi si luuma yi loolu nag ñu ngi koy ñaawlu gerte bi par exemple kilogramme bi ñu ngi koy jaayee diggante 675 ak 750 francs CFA El Hadji Mor Keba Touré nekk producteur président des guides et chefs religieux bu région bu Sédhiou moom nag moo yor seen kaddu. dañuy raconter n'importe quoi dañuy wax waa 90% dañuy gerte bu njëkk bu ñëw c'est pour tout le monde. les commerçants yi jëndal nañu yëpp di dem jaay ci luuma yi maintenant à 675 le kilo wala 750 même kilo arachide yooyu yëpp am na ci luuma yi. at bu nekk dina am ay mala yoo xamante ne dañuy dugg ci tool yi daal di lekk lépp loo xamante ne agriculteurs yi béy nañ ko ba tax na muy créer ay conflit diggante agriculteur ak éleveur loolu tax na ba agriculteurs yi ñu ne dañu bëgg nguur gi daal di saafaral mbir mi. li ñu fii gën a métti mooy kii nu mu tuddee nakk yi borom gerte yi du ñu garder jàpp seen nakk dañu leen bàyyi fu nekk la ñu dugg fu nekk ci suy tool. yéen journalistes yi gis ngeen fépp foo xam ne ceeb bi rafet na ci nag yi dagg nañu yëpp dugub yi def naa tam 20 hectares ci dugub c'est la même chose te fii la borom nag yi am liberté totale ci tool nit ñi. agriculteurs yi di ñaawlu tamit engrais bi nu mu doyul fii ci diwaanu Sédhiou wante nag bu ñuy laajee DRDR bu yore wàllum agriculture fii ci diwaanu Sédhiou moom nag dafa ne boo gisee situation boobu am engrais daal di manqué ak semence parce que tout simplement ren dañuy gis ni ñiy béy dafa bëri trop ak situation Covid 19 bi. mbokk yi Nguer Malal xam ngeen ne ca département bu Louga la nekk foofee nag ñenn ci askan wa nga xam ne ngir rek dañu war a joxe juuti ngir rek ñu def lu ni mel nag ab jafe-jafe la ba tax itam jiit bokk moomeel ba di rek sàkku ci askan wi ñu mën a dëppook li nga xam ne moom moo di yoon duñu sori ñu teelu reportage bu Thierno Fall. ñàkkum koppar gi nga xamee ni si moom la mairie yi nekk ci àll bi di jànkoonteel bokk na ci li ko mën a saafara mooy askan wi di fay seen ay taxe rurale waaye tey ji seetlu nañ ñi ci dëkk yu bëri askan wi farataaluñ di génne koppar yooyu ñu warloo collectivité locale yi. xam ngeen ne tey Nguer Malal bu amoon budget 1 milliard dana demee neneen mais li nu am akas néew maanaam li nga xam ne mooy le minimum fiscal bi nga xam ne mooy li ñu doon tuddee taxe rurale te ñu changé ko. loolu nit ñi war nañ ci xoolaat war nañ ci góorgóorluwaat demoon nañ fi nag ba def fi jéego yu rëy a rëy ñu fi am ay taux de paiement yoo xam ne ak gon na presque 100% mais léegi taux boobu dafay wàññiku ensuite nit ñi ku am ñetti jabar bind ñaari jabar ku am fukki doom bind ñaari doom loola du avancer mbir mi. fii ci commune bu Nguer Malal nday ji réew ji di sàkku ci ñi nga xamee ni si ñoo di chef de village yi ñu jàppale ko ci recouvrement taxe rurale yi ndax ci la ñu mën a sukkandiku ngir def yenn réalisation yi. ku ci nekk na xam ne école yi ñuy tabax ci taxe rurale lañ ko jëlee adduction d'eau yi ñuy def pour indi leen ndox mu neex ci taxe rurale lañ ko jëlee ceeb yi ñu jënd ci taxe rurale la ñuy garab yi ñuy joxe ci taxe rurale salle de classe yi ñuy tabax ci taxe rurale lañ ko mën a jëlee kon nag nit ñi nañuy fay seen impôt nun ñi nekk fonctionnaire buñ leen génnale woon sunu bulletin de salaire won leen li ñuy fay te loolu la ñuy fay nag le gouvernement bi dajalewaat di ko ñëw di ko joxaat commune yi di leen ko indil. Samba Kanté di directeur équipement rural ca Sayet nekk itam maire bu Nguer Malal daje woon ak askanam yi ngir jàppale leen ci ab dund bu nga xamee ni rek lim ci jublu mooy gunge leen ci mbas mi. mbokk yi mundoom nag ca Ndar Géej la nekk foofee nag ñenn ci ay baykat nag ginnaaw itam ba ñu bayee ba pare nag ay hectares yoo xamante ni ñu ngi ca doon bay ab ay ceeb nag ngir ñu góob ab jafe-jafe la bokk na ci li ko waral di taw ba nga xam ne rek moom moo fa wàccoon ba tax itam ñoom si seen bopp nag ñuy ut kenn koo xamante ni da leen nasali pexe ñu teelu reportage bu Ousseynou Diop ak Habib Seck.
ak taw bu bare bi wàcc ci diwaanu Ndar gi jamono jile tax na ñi nekk ci diwaan bi am jaaxle rawatina baykat yi ñetti junni ñaari téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom ci ay hectares yi nga xamante ni bayoon nañ ko ñaari junni juróom-benn téeméer ak fukk ak ñaar ci ay hectares nag jamono jile mi ngi ci ndox mi ñoom nag seen i kaddu mooy dañu bëgg a góob waaye nag loolee moo leen të. situation bu ñuy vivre mooy que tey bay nañu 3265 hectares 80% bi mu ngi ci biir ndox mi génnul te boo fekkee ne état bi ñëwul en aide. bu tawaatee rek boo moytuweel dina yàqu te bu boobaa dañuy wax baykat yi duñu faykatu bor te fekk problème bi mooy amuñu li génne ceeb bi ci biir tool yi. jafe-jafe bi mooy sunu tool yi nun jigéen lañu doonu bay comme góor ñi waaye sunu tool yaa ngi nii sart dalagu ci machine duggagu ci ndax ndox mi. ak mbas mi nga xamante ni am na fi ñooy liggéey gisatuñ ko machine yi itam yi nga xamante ni moom moo waroon dugg ci biir tool yi loolee amuñu ko tax ñoom baykat yi di yëkkati kàddu jëmale ko ci nguur gi. main d'œuvre amul machine amul ci foofu la ñuy ñëw mooy machines yi ñu ngi koy séddale boobu ba léegi toll na Union de Bundam mu nekk deuxième organisation ci région de Saint-Louis ci wàllu mbay à part la CSS benn machine la am depuis 2018 benn machine mënul góob 3200 hectares donc dañuy lancer un appel son excellence le président Macky Sall pour que ñi ñëw en aide pour que Union de Bundum ci li nga xamante ni moo jafe-jafe bi nga xamante ni sax am nañ ko mooy ceeb bi ñor nekk ci tool yi ñu bëgg ko góob mu tëleen ticc nee nañu léegi tàmbali na sax te loolee mën na leen indil yeneen i jafe-jafe. mu ngi commencé waat saxaat ceeb bi nga xam ne dafa ñor ba pare commencé waat saxaat ci biir ndox mi donc loolu buñ ci jogulee ëllëg problème dana am. baykat yi nekk ci diwaan bi nag seen i kàddu mooy nguur gi jàppale leen ndaxte jamono jii dañu sonn ak mbas mi rawatina ceeb bi nga xamante ni mi ngi ci biir ndox mi te mënuñu ko génnee. Ousseynou Diop mbas moomee nag nga tudd ci la ñuy ñëw ak tolluwaayam fii ci réew bu Sénégal mbokk yi jàppale na ñeenti doomi aadama daal nañu toftalu ci lim bi nga xam ne ñoom ñoo ci jot a ñàkk seen bakken ginnaaw juróom-ñetti téeméer ak juróom fukki test yi nga xam ne daal nañ koy def nag juróom fukki ak ñaar ci ñoom ñoo daal di ñëw am doomu jàngoro joojee nag fanweer ak ñaar ci ñoom di ay cas contact jàppale itam fukk ak ñeent ci ay cas communautaire la ñu am di ay doomi aadama yoo xamante ni am nañu mbas mi te xamuñu rek fan lañu ko jëlee ñeent fukk ak ñaari cas grave yoo xamante ni nag ñu ngi saytu seen wàllu wér-gu-yaram ci kër docteur nag ñoom ñoo nekk ci li nga xam ne rek moom moo di hôpital yi. mbokk yi leneen loo xamante ni ñu ngi koy nemmeeku ci mbas mi nit koo xamante ni toog na gis ne rek yaram dafa xaw a sutante nag daal di ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa SAMU ñoom seen bopp nag daal di tiire ab bilan te itam di xam ne rek li ñuy jot ci ay appel bés bu yàlla sàkk lim bi bari na lool li ñuy def tam di rek daal di fekki aji tawat gi tam doon na loo xamante ni mënuñu ko wàññi ñu teewlu ki nga xam ne moom moo ko jiite waa DIRPA ñoom ñoo ñu baaxee yooyu la image. ay malades yu nga xamante ni. soit dañ leen doon faj ndax insuffisance rénale di leen dialyser bi Covid bi ñëwee ñu am feebar bi ñooñu xam nga dañuy continuer di leen dialyser mais duñ leen dialyser boole leen ak yeneen maladies yi nga xamante ni amuñu infection ak Covid donc foog ñu am benn disposition particulière bu ñu leen di dialyser. am na malade yoo xamante ni tamit si biir feebar bi parce que feebar bi dafa doy waar am na ñoo xamante ni si biir feebar bi nañu am complication boo xam day yàq seen roño ba nga xam ni faw ñu dialyser leen. lu mu gënee gaawee ñooñu tamit dañ leen di wutal benn dispositif boo xam ne foog ñu dialyser leen donc si début bi nag hôpital Le Dantec rek la ñu amoon vraiment ay place pour dialyser leen mais loolu dafa metti parce que malade dañ xaw a bari su boobaa la ñu laaj ministère de la santé mu commandé ay générateurs de dialyse donc def ko ci centre de traitement yi. aujourd'hui Sénégal tamit autoroute yi bari na yoon yi ñi ngi gën a voilà yoon yi dañu ngi gën a sori ñi ngi gën a gudd et donc urgence am na yenn maladies yoo xamante ni évacuation yi mënuñu ko def sans moyen aérien am na tamit région yu nga xamante ni dañuy reculer yoo xamante ni suñu leen waree indi Dakar tamit moyen aérien rek loolu moo lañ si mën a génne donc loolu dañuy def plaidoyer également pour que SAMU ñu mettre suñu disposition muy ak protection civile ak sapeur pompier ñëpp dans une mutualisation ay moyens aériens yoo xamante ni dañ mën a wàllu maladie si anam yu mu gën a gaawee. mbokk yi ren Marie Faye nag xam ngeen ne ni ki démb la génnoon àddina way taskatu xibaar ba woon nag daal nañ koy jébbal boromam ci sëkk yu Wakaam yenn ci ay kàddu daal nañ koy yëkkati daal di koy rek teg ca jëmm joojee nga xam ne def na lu nekk ci li nga xam ne moom moo di wàllu tasum xibaar ñu xamoon ko ca RTS Walf ak itam fa nga xam ne moom moo di Sud FM duñ ci sori dañuy teewlu nag ñenn ci ñoo xamante ni teewoon nañ ca rob Younoussa Diatta moom moo teetaan ay seeni kàddu.
ma xam ci moom ubbeeku bu mat sëkk xam ci moom itam nit koo xam ne ki ku yaatu la waaye ma jàpp ci moom benn liggéey boo xam ne bi defoon na ko ci jamono yi ñu nekkee ci rajo boobu di Environnement FM mooy ci ëllëgu suuxu bateau le Joola mu bind ko bindin woo xam ne wi man bi ma ko dégloo dama ne ñun ndeke jàngaguñ dara xamaguñ dara ndax ren at yi mu am lii mu wax nii est-ce que ñun mën nañ koo def. mu réer RTS maa ko jiite woon maa nekkoon kilifa te li nga xam ne li ma magee ci ay at yëpp saa yu ma ko santaan liggéey moo ciy jiitu te doo gis mukk mu wone kanam boo xam ne kanam mu ñagas sax parce que bon loolu mooy wone ne ku fonkoon liggéeyam la te ci wàllu li mu doon def wolof bi nga xam ne moom lañ ko gën a xamee fay bu mu sant nekk séeréer comme man teewu ko mais wolof bi moo tax ñu bëri bëgg ko Sénégal. li ma mën a retenir ci moom mooy le sens des responsabilités ku xamoon liggéeyam la dama leen di rappeler ne rek elle est l'une des rares journalistes yu mës a interviewé le président Abdou Diouf en wolof lors de ses retours de voyage bu ñëwee da daan accorder point de presse aux journalistes bi muy nekk Sud FM moo njëkk a interviewé le président Abdou Diouf ci wolof. ci samay kàddu itam mbokki groupe Futur Média mi ngi koy jàll ab ay njabootam te itam di ñaan rek suuf daal di woyof ci kawam boobul élève sax moom moo daal di buur yi la jotaayu xibaar di daje bi léegi ak Cheikh Tidiane Diawo ci xibaar yi ci kàllaamay tubaab lu mooy loolee itam ñu wéy ba tey di leen ñaanal jàmm te itam di leen baalu àq ci bés bu sell wi nga xam ne moom lañ jugee niki démb jërë ngeen jëf.